salaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum mbokk internet yi ñoo ngi ñëw fii di leen ziar donc tey dañu bëggoon a wax ci benn affaire boo xamante ni moo ngi défrayer la chronique muy l'affaire des 94 milliards ci nga xamante ni moo dox ci diggante Ousmane Sonko ak Mamour Diallo. donc dafa may précision yoo xamante ni laaj na war na ñu indil ko Sénégalais yi en langage bien simple nga xam ne Sénégalais bu nekk ni nga xam lan moo xew. xam nga affaire des 94 milliards c'est une affaire foncière maanaam affaire suuf la woon suñu waxantee dëgg rek amul kenn ku ci xamoon dara ku dul Ousmane Sonko rek moo ci amoon moo ci déjà wax na ko ay weer bala coow li di jëm wax na ko ay weer léegi dafa am loo xamante ni Mamour Diallo moom lañ ci taxal mais Mamour Diallo mi ñu ci taxal dama xam ne dañu waxati dëgg rek te yàlla tax yow mbir buñ la ci taxalee ça fait li mu mat at mësuñoo dégg Mamour Diallo yëkkati ci wax nañu laaj ñan ñoo koy defar déjà on parle de justice bi bépp affaire boo xam ne plainte boo xam ne am na Sonko wala waa Pastef ñoo ko yóbbu ci yoon waaye léegi nag nit ki nag ngay yóbboo ci yoon ba pare bañ mu leer su dee dañu bëgg a leeral xanaa nag wax dëgg yàlla nit ki mënul yóbbu mbir ci yoon ba pare ne bëggul mu leer lan moo ci nekk dafa am leen loo xamante ni Sénégalais yi xamuñu ko Mamour Diallo les 94 milliards Mamour Diallo déjà il faut connaître Mamour Diallo benn waaye yoo xamante ni ci yëfu arnaque rek lay yëngu arnaque kese lay yëngu Mamour Diallo nag problème am du commission d'enquête parlementaire moo koy leeral moo wax leen lu tax commission d'enquête parlementaire du leeral ak yëfu Mamour Diallo gis nga Mamour Diallo le détournement bi ñu ko taxal muy 94 milliards c'est le cadet de ses soucis boobu moo gën a tuuti ci li ñu ko taxal Mamour Diallo li ñu ko taxal loolu moo ci gën a tuuti mais pourquoi ma wax leen ne Mamour Diallo li ñu ko taxal nii du mujj fenn tey laa leen koy wax gis nga Mamour Diallo lépp loo xamante ni jëlee na ko ci xaalis dugal na ko ci campagne électorale jox na ko waa APR jox na ko mouvance présidentielle moo tax dara du mujj fenn te loolu maa leen ko wax tey jii fii xam nga wàllum njaay na ku sa wujj di sëlam doo sax tey jii commission d'enquête boo xamante ni ay bras armé wu Macky la nee na ñooy def enquête bi ña affaire yu ñàkk fayda yoo xamante ni nee nañ dañuy convoqué Sonko pour Sonko ñëw leeral mais yow kañ bu dee leeral wax dëgg yàlla dañuy wax dëgg dem assemblée nationale leeral foofu ak leeral ci justice bu gën lan moo gën a yanu maanaam ñoom nee nañ léegi li ma ci gën a métti mooy doyen des juges convoqué Ousmane Sonko dem léegi ñoom ñuy xas doyen des juges nee na war ko woon convoqué ci veille bi ñu war a entendre Ousmane Sonko ci commission d'enquête parlementaire mais de qui on se moque kan la ñu yeb nañu yeb Sénégalais léegi commission d'enquête parlementaire bi nga xam ne amul benn pouvoir amul benn décision boobu noonu moo nekk ci kaw yoon loolu la ñu bëgg a wax te nañu wax ñu ñëwaat ci beneen affaire Mamour Diallo ñan ñoo koy défendre xam nga nit ki soo bëggee xam ne mu mel rek xoolal ñu koy défendre Mamour Diallo ba léegi doo ko dégg mu wax mais ñan ñooy défendre Mamour Diallo Maître El Hadj Diouf Sénégal wax dëgg yàlla képp ku nekk war na mën a wax ba mu des Maître El Hadj Diouf Maître El Hadj Diouf moom yow mën nga dëxin mën nga dama daa mën sulux mbalax yow bu ne mën nga ko yaa fi mën lay Sénégalais yow dañ laa nawlootul yow kenn da laa nawlootul Sénégal kenn nawlootul sa jabari sax xam naa nawlootul ñoo la ndax yaa fi def lu kenn deful yaa fi non mais yow am réserve par respect par la femme bi ñu ko wax waaye yow Maître El Hadj Diouf yow li nga tekkee sa jabar ak sa ñëpp ñun xam nañ ko Souleymane Ndéné Ndiaye yow Souleymane Ndéné Ndiaye sa problème ñëpp xam nañ ko Maître El Hadj Diouf boo amoon tuuti dignité rek Sénégal waroo wax yow Sénégal yàlla xam na ne Sénégal waroo fee wax Maître El Hadj Diouf yow laa fi am sa ñaari jabar ñu takkal la viol ci xale bu am 17 ans yow sincèrement yow loolu mu doon France fi ne ngay toog di wax te yow booy plaider ngir yàlla ci yoon la ñuy plaider
tribunaux yaa ngi foofu la ñu plaider mais topp presse mbépp am perroquet di fen non soo amoon tuuti loolu si man damay def du man sincèrement yow man yërëmuma la ndax xam naa ne amoo jom amoo fulla amoo fayda amoo dignité li ma yërëm mooy sa njaboot rek laa yërëm ndaxte yenn yi moom ku mu doon say waajur rek yàlla nattu na la maître amoo benn fulla benn fayda violeur moom amul dëkk bi moom dafa jaaxaan rek dëkk bee jaxasoo mais bu dee si on était dans un état normal un gars comme Maître El Hadji Diouf ne devrait même pas se prononcer pour que les gens l'écoutent loolu moom sincèrement ci nekkoon ci état bu normal Maître El Hadji Diouf du wax ñu koy déglu Maître El Hadji Diouf amoo fenn foo war a waxee yow kenn daw laa nawlawul te nag tu peux continuer 1000 ans à parler Sonko du la mos a tontu ñi lay tontu mooy ñi lay daggal chaque jour ñi nga xamante ni ñoo la gën a réew xam nga mag mu réew xale bu réew lay àndal ñi lay saaga chaque jour ñoo lay kii violeur moom noonu rek nga koy bàyyi kon Sonko du la mos a tontu ndax du sa nawle le cas si Sonko vous empêche de dormir ça c'est que vous devez encore passer beaucoup de nuits blanches parce qu'il restera ici buñ tëral ci bañul nag bañuñu ko ci am na benn affaire boo xam ne dañ ko ci wax ñen ñuy défendre encore une fois Mamour Diallo Modou Bane pour yéen ñi ko xamal benn porteur de panier la woon ci Karim Wade ba Karim Wade kiiwee moo ko njëkk a trahir Modou Bane koo koy Modou Bane ratatat ji muy wax yëpp gëmul dara ba dara booloo jeex le succès ou bien engouement bi Ousmane Sonko am def leen di dérange Yérim Seck yow moom ñu fàttewuñu yow moom Sénégal yëpp fàttewuñu Aïssatou kon nañu ma wax kenn koo xamante ni am na valeur ak ma wax leen keneen mooy Cheikh Seck bi nga xamante ni moo nekk ci commission d'enquête di mbéta mbét loolu xam nga Cheikh Seck 98 ba léegi député la Cheikh Seck kenn moo ko mës a dégg mu wax ci problème Sénégal dul intérêt laalu intérêt te commission d'enquête bii ñuy wax commission d'enquête li mu war a lijjanti ci Sénégal dafa bëri boo lijjantee problème Aliou Sall rek mën ngaa lijjanti lii problème Aliou Sall Sénégal yi yuuxu nañ ci yuuxu ba bàyyi commission d'enquête dafa am loo xamante ni rek wax ngay neen ku su mujj di sëlam doo set yéen moom bu dee yéen a war a setal Ousmane Sonko moom xalaatuñ ko ci yéen xaaruñu ko ci yéen ndax yéen moo xam leen pourquoi tamit affaire u Mamour Diallo bi du mujj fenn loolu dinaa leen ko wax tey jii ci mu leer xam nga pourquoi ay détournement comme le cas de Mamour Diallo di bëri ci dëkk bi di am te du mujj fenn loolu yëpp xam nga fekk rek la wuñu ba une question cruciale une question très importante dans l'architecture démocratique de ce pays-là xam nga mooy lan le financement des partis loolu yëpp parce que ñoom duñu bàyyi Mamour Diallo suuf parce que Mamour Diallo des gens comme Mamour Diallo ce serait vraiment créer un précédent très dangereux ce serait une jurisprudence très dangereuse parce que Mamour Diallo bi nga xam ne mooy financé parti bu ñu ko bàyyee mu dem suba APR ko koy financé kenn moo koy nangoo détourner pour financer ko léegi nag ñoom bu lenn laa fee la xam nañ ko milliards yi APR dugal ci élection yi milliards yi ñu dugal ci élection ci seen campagne électorale si c'est à travers des gens comme Mamour Diallo ñooy financer affaire yi ñooy indi xaalis bi nga xamante ni ci poste yi leen de ñooy détourner xaalis ñoo financer la campagne électorale du parti au pouvoir loolu la moo tax du mos a mujj fenn parce que su ko mujj di ñoom defuñu sax Mamour Diallo duñ ko mos a takkal parce que ndax xaalis bi ñoom ñoo ko bokk ñoom ñoo ci seen biir léegi Sénégalais yi nag dañ am fulla ñoom ñoo ko lekk léegi ñoom lan la ñu mën a accuser Ousmane Sonko d'intermédiaire bu dee intermédiaire Mamour Diallo intermédiaire la kenn waxul la intermédiaire ku sàcc xaalis bi ku lekk xaalis bi la ngay wax yéen encaisse xaalis yi diffamation Mamour Diallo yàlla xam na ne Sénégalais yi ñoo ci jàpp di wax mu plainte bu doon moom rek ñii du plainte ñii du mos a plainte ndax coow li bu sañoon moom du dem léegi nag gars yi garantir nañ ko ne ñun dinañ def tout appuyer sur la justice appuyer sur la commission d'enquête pour que affaire bi mën a mujj fenn da ngay dem plainte di ko baab ba mu ñëw fii léegi dafa am loo xamante ni sacrifice bi ngeen defoon li leen Ousmane Sonko wax du Karim Wade du Khalifa Sall loolu nag moom boo leen ko xamul nañ ci dem rek
nañ ci dem lu leen ci bañul bañ ñu ko ci gis nga fulla mooy jaay Dakar borom Dakar bu amul fulla moom mos dina jeexal Dakaram loolu am na lu leer amul dara loo xamante ni lu bees y a rien de nouveau sous le soleil dafa am benn waay yoo xamante ni sàcc la défendu par un violeur entouré par des magouilleurs ñoo bëgg ñëw fii pour jaxase Ousmane Sonko loolu kese la du leneen fu mu yem nag ñun nag lii dinañ ko topp du fépp fu mu yem ñun dinañ ko topp dinañ ci wax di leen ziar di wax ne ñëpp nag na ñëpp tijji seen nopp tijji seen bët toog di xaar manigance yi nga xamante ni le parti au pouvoir des gens comme yi nga xam ne dara mosu leen yitte loolu lekk xaalisu Sénégal yi dara mosu leen yitte seen intérêt rek la tax a jóg ñooñu rek ñoo fi nekk te loolu nag fokk ñu xool ko